maaleykum mbokk yi safoo Light TV di ko seetaan saay su ne béggati di àndante ak yéen ci li nga xamante ne moom moo nekk programme yi nga xamante ni Sénégal ci la fas yéene yëngatu waaye également ay jeunes yi nga xamante ni dañoo yar seen bopp ci li nga xamante moom moo nekk fulla ak fayda mbokk yi dañoo seet si association bu leen neexee wala ñu ne kuréel wala ñu ne village waaye en tout cas xam naa ni ay nit lañ yoo xamante dañuy yëngu ci positivité te li nga xamante ne moom la ñu doon dumaa leen koy xamal parce que maa ngi fii ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk seen responsable là maa ngi ak le secrétaire général sëñ bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. baal ñu fàttali ñu tur bi ak association bi lu mu doon. Pape Madické Sène la ñu gën ko xam ci Papis. association bi association des ressortissants de la commune de Dank Sène la. ñu gën ko xam ci Arcodas. d'accord Dank Sène d'abord fan la nekk. Dank Sène commune la bu nekk ci département de la région de Diourbel. département de Diourbel. la nekk commune la non loin de Diourbel. bon après à 9 kilomètres de Ndoulo. foofu la nekkee. d'accord sànq nga daal di ma wax turu association bi nga ne naka ci la. Arcodas. Arcodas qui signifie. association des ressortissants de la commune de Dank Sène. d'accord est-ce que mën nga ma wax idée wu association bi lan la exactement. bon association mun naa ne historique bi laa lay wax historique bi mooy si suñuy maam la jóge yoo xam ne dañoo jóge woon Dank village dëkk ba ñëw fii Dakar di fi daan seen doole yàlla dogal ñu bëgg mbokk bañ mbokk gi tasaaroo. ñu créé lu mel nii dajaloo doon waxtaan mu nekk lu ndaw ñuy papa màgg di ko perpétuer ñu ba ñun ñu toll ci tey yàlla dogal ñu koy doxal ñu nekk cellule jeune association bi. d'accord ma gis fi ñun ñu bari lool est-ce que yéen village ba foofu sax est-ce que amati na ñit. waaw village ba boo demee jeunes yu ëpp lii mu ngi fa. oui man li ma gis fii yëpp ma ne ñi jeex nañ ci foofu waaye. non ñu ngi foofu di bay. di def lépp am ay activités yu baax a baax yu ñu fay liggéey. incha allah d'accord ngeen di waajal également benn programme mu tax ngeen wooyu waa Light TV ñu seet si leen pour waxtaan ci programme boobu ma bëggoon a xam programme bi idée programme bi fan la jëkk a jógee combien d'éditions ngeen tolloogu. waaw programme bi 72 heures de Dank Sène la mun naa ne si 48 heures la njëkkee woon. yàlla dogal muy màgg suñu mag yi ñoo ko doon def ñoo nekk nii toog muy màgg tey ba yegg si ñun ñu yóbbu ko si 72 heures. ay activités sociales lañ fay def. yu bëree bëri. ren mooy 10e année bi biñ koy dalee def ak léegi kon mun naa ne yàgg na boobu man xale bu ndaw laa woon ba tey yàlla dogal ñu bokk si ñi koy piloté kon affaire bi lu dëgg la daal lu yàgg la. c'est comme vous l'avez compris mesdames, mesdemoiselles, messieurs 10 ans ça se fête donc dañuy àndandoo ak waa Dank Sène ñu féete li nga xamante moom moo nekk 10 ans bi déglu leen programme bi comme ça ñu xam lu muy doon wax ñu si programme bi s'il vous plaît. bon comme chaque année programme bi day tënku si ñetti fan yi. vendredi lay commencer d'abord fii la ñuy defee départ. 8 heures bu ñu demee daje fa yeneen cellule bu ci mel ni cellule bu Touba bu Diourbel bu Thiès ak bu Dank même am na ren cellule Kaolack buy doog a adhéré si son cause bu ñu demee Dank dañ fay am ay activités lu ci mel ni premier jour vendredi dañ fay def wàcce kaamil ñaanal suñuy wayjur yi ñi ñu jiitu yàlla yërëm leen xaar leen àjjana bu ñu jógee ci loolu day am ay tournois football demi-finale yi dañ koy jouer vendredi bu ñu defee demi-finale vendredi si guddi bi bu ñu reeree ba pare ñu def lu mel ni kermesse ak festival de couleur genre affaire yooyu noonu bu ñu jógee ci loolu noppalu samedi bi bu ñu xëyee def reboisement bu ñu paree ci reboisement bi def cérémonie officielle bu ñu paree cérémonie officielle bi après midi bu ñu añee ba kër gi sedd ñun ñëpp ñu dem si stade bi ñu def foofu final bi bu final bi jeexee ñu ñëw noppalu sangu comme chaque année dañuy circoncire ay xale lu tolloog ay fanweer wala ñaar fukki xale yu Dank ak lépp lu ko wër parce que ñun yemuñu suñ commune kese dañuy yem si yeneen village yu ñu wër ñëpp dañ leen invité soit ay 5 xale 3 xale ñu indi leen ñu jël leen xarafal leen si suñuy moyen bopp loo xam ne ñun ñooy prendre lépp en charge ba keroog ñuy wër léegi ñooñu dañ leen di defal kasak samedi nuit bi voilà balaa muy guddi xale ñu defal leen kasak woo mbaa du am kankurang. non du am kankurang dama koo ñemewul moo tax. non du am kankurang dañuy woo ay waykat ñu cosaan yu jëlee leen Kaolack bu ñu ñëwee ñoom ñooy def kasak bi bu ñu defee kasak ba pare ñu def benn nuit culturelle bu mag boo xam ne dañuy am ay orchestre yéen xam xale jigéen ñi def affaire cosaan lu mel ni défilé traditionnel ñu def ay concours culinaire ay plats traditionnels. mais ma ne défilé waa Dank Sène lu leen dugal ci défilé yi da ngeen xam défilé. bon yàlla dogal na ne am nañ ay xale yoo xam ne dem nañ fu nekk ci àdduna bi. jàngi nañ lu nekk ñëwaat nañ comme Dakar day indi miisam Dank indi Diourbel indi Touba indi Thiès indi ñu daje foofu def benn compétition en famille bu neex xale yëpp ku nekk représenté sa benn maam.
koo xam ne suñ comme niñ daan solo affaire yooyu noonu lañ koy defee noonu lañ koy defee pour xale yi daal seen cosaan bañ leen réer. d'accord en tout cas am na solo trop mais critères yi ngeen di tànnee Miss bi mbaa tànn ngeen koo pare. waaw Miss bi mooy dara lu dul nga xam sa cosaan ba pare boo xamee sa cosaan yow yaakaar naa ne te éligible mun nga nekk Miss foofu noonu boo xamee sa cosaan gëm ko tamit d'accord ne mun ngaa nekk Miss mais nekkul obligation wala dara ci xale yi. d'accord en tout cas mesdames, mademoiselles, messieurs, comme ni ma ko waxee tout à l'heure aux Zambiens la valeur n'attend point le bon nombre des âges on va joindre l'utile à l'agréable dégg ngeen li nga xamante ne moom la ñu secrétaire wax waaye dañ fay àndandoo waat ak beneen sëriñ. salaam. baal ñu fàttali ñu tur bi s'il vous plaît. tur bi Cheikh Sane la. ñu gën maa xam ci tur Cheikh Diwane. man maa nekk coordinateur ak cellule jeune bi. waaw Cheikh man damaa dégg sànq ñu waxu football. ma gestu yem ci yow maanaam sax waaye moom xam naa ne mënul football. waaw non mën naa football sax mais dama koy bàyyi xale yi. bu ñu doon def grand contre petit moom dinaa football ci grand yi. mais bu dee def match de gala non tournoi rek dama koy bàyyi xale yi. yow ban poste ngay football yow. non man bi ma doon football moom milieu terrain laa doon football. milieu terrain ban tànk lay footballee. non bàyyi li nga def yow nag. gars yi xanaa di ngeen d'accord ni man ni saa waay moom mënul football. léegi xoolal dama bëggoon ñu jox sunu grand yi mu wax ci turu mag ñi. après ñu dellu si waat. non on l'a déjà prévu dina ci wax bu soobee yàlla incha allah. juste que de ni nga toogee nga niru ma nag nga di numéro 6. moo taxoon ma ne xaaral. numéro 8 laa doon football nag 8 laa doon football. comme Iniesta. waaw comme Xavi comme man 8 daal laa doon football. en tout cas baax na mais idée projet bi en tout cas nekk na loo xam ne riche na trop lan nga ciy wax Sénégal ci li nga xamante ni moom moo nekk événement bi. waaw événement bi moom événement bu mag la te aussi foog naa ne association bi royuwaay la. vraiment lii nii ñëpp dañ ko war a gis ndax ñu roy ci. ndax foog naa idée bi ñu am. bu ko Sénégal yëpp amoon heure bi Sénégal dépassé na fii. parce que lu dajale ay mbokk. fexe ba ñëpp nekk benn. wala fii ñu ngi fi gis ñëpp ay mag rakk lan ay doomu bàjjen doomu nijaay ñëpp benn lan. lii nii yombul. vraiment yombul surtout bu doon ay jouru Korité wala Tabaski nga xam ne noonu lay demee waat. ñëpp dañuy dajaloo dem benn kër kilifa. ñun ñëpp foofu la ñuy daje vraiment daal idée la boo xamante ni idée bu baax la bu ko ñëpp mënoon di def moom vraiment jàpp naa ne Sénégal dina gën a avancer quoi. d'accord en tout cas ànd naa ci ak yow waaye yaakaar naa ni Sénégal xam nga fan la gën a nar a avancer ça. moom mooy fi dàq seen avancé mais yéen a ngi takk ci booy. ba sant comme lu mel nii tey rek. waaw loolu moo ñu gën a dajale fii. takk bi ah. waaw ñu ngi ciy takk gars yi ñu ngi ciy jël benn ñaar ba ñett. di ñaanal célibataires yu mag yi amagul yàlla dimbal leen ñu am. waaw ñun ñi am benn tamit ñu fexe am ñaar. yow sëñ bi sa jabar dina la mere de. mënul ñaax il faut ñu takk ci bu baax ndax mbokk lañ dañoo war a takkande suñu biir te ñu ngi ci loolu moom ñu ngi ci bu baax. waaw loolu ànd naa ci ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ci bees yi tamit nekk mbokk te takkaat yot si tamit ci li nga xamante moo nekk waa dànk seen ma jox ci ñoom Papis jox si ñoom Alioune Diop waaye yow mi di ma seetaan également ma mën la see joxaale mbokk bi dañuy transhumé léegi àndandoo ak suñu réalisateur Alioune Diop ñu daal di seeti suñu benn papa comme ça continuer waxtaan bi ak moom à tout de suite c'est avec l'association de dànk seen mbokk yi tout de suite voilà mbokk yi imam tamit bokkoon ci ndaje gi ñu koy jox kàddu imam. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Ibrahima Sène maa ngi bokk ci commission bi nga xam ne ni dañuy soññe lu jëm ci comme li ñuy taxawal ni muy lu taxawal dànk seen ak jeunes yi nekk dànk seen ak ñi fi juddoo fi ci Dakar ak ñu juddoo dànk seen ñëw fi ñu nommé ñu ci commission boo xam ne nii ci soññe la jëm soññe bi nag sama bopp laa ciy jiitu waaw kon ñu ngi wax daal li nga xam ne moom la ñuy wax chaque jour rek moom la ñuy wax tey maanaam doomu aadama daal dafay fexe ba xam moom mooy kan ginnaaw bu mu xamee moom mooy kan mu xam li ko war ñun nag yàlla suñu borom dimbale nañu ba mu ñuy dimbale ba ñu xam na ñun ñooy kan ndax xam mooy kan mooy xam fa nga dëkk xam li say maam doon def xam li say maam bëggoon nga ñëw tegu ca yoon loolu yaakaar naa rombul xam yaay kan li ci des nag mooy jéem a fàttali nit ñi rek ñu gën a góorgóorlu ci gën a fonk sa cosaan ndax doomu aadama bu fekkee ne dafa umpalee démbam rek maanaam day réere tayam te boo réere sa tay rek sa ëllëg dana lëndëm trop ñun wax dëgg yàlla du ñu def lu dul fàttali ndax ñi ñuy waxal ñoom ñu ngi ci yoon wi ku nekk ci yoon bi nag doo ko wax doxal da nga naan ko waaxul rek nga koy wax xale yi nekk Dakar xale yi nekk dànk seen xale yi nekk Kaolack yi nekk Thiès yi nekk Diourbel yi nekk bitim réew ñoom ñëpp seen yitte yëpp ak seen xalaat yëpp mooy lu jëmale dànk seen kanam lu avancé dànk seen ci la ñuy xëy ci la ñuy gont li ñuy def tey nii di ko waaj a def ren muy fukkeelu at te at bu nekk la ñuy def benn dañ koy fexee yokk ndax mbir mi li tax mu am solo mooy ci diine la njëkkee ndax bu ñu xëyee jàngal xuraan la ñuy njëkk a def
buñ ca noppee yëkkati ay alal yoo xam ne ni mel ni ay jumtukaay yoo xam ne nii jàkka da koy soxla ñu jox ko jàkka jumtukaay yoo xam ne dongo daara da koy soxla nga jox ko jumtukaay yoo xam ne élève buy jàng da koy soxla nga jox ko kon loolu yaakaar naa boo tënkee lépp day delluwaat ci diine kon loolu rek lañ ci waxaat di soññewaat di soññe bi ñu ci jiital suñu bopp di gërëm ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoom ku dox ñu dox ku doxul ñu dox am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñoom bañ ñibbisee daaw ci 48 heures yi 72 heures daaw yi 2017 lañ commencé waajal 72 heures 2018 ñooñu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di xamal ne daal doomu Dànk Seen fépp foo nekk war nga fexe ba nit ñi xam Dànk Seen mooy fan xam bi ñu xam Dànk Seen mooy fan nag ci ay valeur ngay leen di wan ci jom ci nangoo liggéey ci respecté say kaddu ci am fulla ak fayda ci la ñuy fexe ba nit ñu xam Dànk Seen sori na Dakar lool waaye njort naa ne jombul amul kenn koy wax Dànk Seen fi mu toll nii fii ci Dakar te xamul fan mooy Dànk Seen loolu lépp li ko waral mooy jeune Dànk Seen yi nekk Dakar ak yi juddoo Dakar dañoo am fulla am fayda fonk seen cosaan bañ na koo ciy waxal boobu lépp la njëkk wax mooy Dànk Seen laay dëkk koo ci gis bu solul tiset boo solul yëre buy mandarga moom dëkkamit su waxee yow nga xam ne Dànk Seen la dëkk loolu nag yaakaar naa sant yàlla la ndax am na yoo xam ne nii tey maanaam yàlla suñu borom taala mooy dogal lu ko neex seen cosaan réer na leen ba mënuñ ca wax dara xamuñ ca dara kon bu la yàlla dimbalee ba yow nga am mën a wax ci sa cosaan dara xam ca dara chaque année nga dem fa ñetti yoon ndax gàmm gi dañ koy def te jeunes yi dañuy dem kenn du leen ca man bu 72 heures ñëwee tey ñu def la ñu war a defaat kon loolu daal ñu ngi soññewaat di soññe di jiital suñu bopp di soññaat képp koo xam ne nii yaa ngi ci di soññ ko xam ne nii nekkagoo ci loolu daal lañ ci jotoon comprendre ngeen ko Papis Beye daf maa yàq suñu directeur d'ex que léegi-léegi damaa dégg ñu waxu sport rek ma daal di jouer deuxième mi-temps gis ngeen ko damaa génne joueurs yi nga xamante ne ñoom laa toogaloon daal di dugal ñeneen ñu bees papa asalaamaaleykum. maaleykum salaam. baal ñu fàttali ñu tur bi s'il vous plaît. waaw man Cheikh Diop laa tudd ñu may wax Serigne Cheikh Mbacke Diop Gaynde Fatma. d'accord monsieur Diop sànq ñu daal di ma ne faaw suñu papa wax ci li nga xamante ne moom moo nekk association bi ndax ñoom ñoo ko sos. waaw onsu billahi mina seytaan rajim bisimilah rahmaani rahim maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di wax nag ne man damay wax ci turu président Arcodas mooy suñu Baye Mbaye Sène di wax nag tamit sama turu président mooy Baye Abdou parce que man organisation fa laa nekk waaye nag man ñi samay doom samay jarbaat ak samay sët ñoo fi nekk paa yi nag ñoom àgguma ci ñoom waaye ñii ñoom maa leen féete mag moo tax ñu yebal ma ñëw fii waaw ñuy rafetlu bu baax nag ni Arcodas di doxee surtout cellule jeune bi ak 72 heures yi ñuy organiser chaque année su ma juumul defe naa bi mooy 10e année buñ koy organiser waaw waa dëkk ba ñëpp gis ci seen bokk moo xam jumaa ja la moo xam xale yu ndaw la ci affaire santé moo xam ci école bi moo xam daal lépp loo xam ni mën na ko doon ci biir dëkk ba xale yi ñu ngi ciy yëngu di jéem a fexe dëkk ba dem ci kanam te nag kenn fekkuñu ci lépp rek Arcodas la association bi ñoo ko yor muy famille bi yëpp nag ñuy famille boo xam ne ñi ngi partout ñi ngi fii am nañu ay cellules Touba Diourbel Thiès plus États-Unis ci diaspora bi France Argentine Italie Afrique du Sud Côte d'Ivoire maanaam daal famille bu yaatu lañu waaye nag ñun dañuy jàppalante suñu biir waaw lii xale yi def nag dañoo juddu fekk seeni baay di ko def ñun ñii tamit ñu nekk ci doon ko def parce que daan nañ organiser ay kermesse suñuy jamono biñ demee ba mu yàgg nag mais père man seeni kermesse laa bëggoon fekkee mais suñuy kermesse dara nu mu doon demee suñuy kermesse beneen affaire la woon waaw da daan neex lool ba pare ñi ciy wut xaalis lépp nag di duggaat ci biir famille bi d'accord waaw ñu dem nag ba xale yi créé 48 heures ba mu yàgg ñu def 72 heures mu gën a màgg waaw muy gën a màgg di gën a am doole macha allah waaw ñu leen di xamal ne daal ci gàttal association bi moom ñëpp a ngi seen ginnaaw waaw ñun ñëpp mag ñi daal nee nañ daal jox nañ leen feu vert moom macha allah ndax gis nañ ne ni ngeen di doxee rafetlu nañ ko lool moo tax daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal suñu borom gën a jëmee association bi ca kanam amiin amiin waaw kon nag man lool rek moo fi doon samay tànk d'accord te xam naa ni mi ngi ci ñoom mais ëllëgati si biir association bi ci kii ma toog nii sama kaw ci ñii lay ñëw moo tax ma téye ko fi kii symbole la ci association bi et grand dafa am nu ñuy doxee
Pape Sène. Pape Sène. waaw yaay nekk futur président bi. waaw. ah association bi yow est-ce que di nga mën a. maa leen di sant daal di leen gërëm. di leen ñaanal ci turu Baye Abdou. parce que man organisation laa nekk. kon nag ñi ngi leen di ziar di leen sant di leen gërëm di leen wax ne ñi ngi seen ginnaaw. kon nag jërë ngeen jëf. merci beaucoup jërëjëf également yow it papa ñu ngi lay remercier bu baax a baax mbokk yi ñu toog ak la personne morale de l'association sëñ bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam Germaine maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu baal ñu fàttali ñu tur bi pour ñu lay seetaan. maa ngi tudd Massiga Sène man maay président Arcodas cellule jeune. parce que Arcodas comme niñ la ko expliqué sànq ba léegi. sunu papa yi ak sunu maam yi ñoom ñoo ko créé woon mu nekkoon association bu am solo. boo xam ne depuis 1958 lañ ko créé woon. donc léegi nag li ma sama papa wax sànq ñoom ñoo ko njëkkoon di ko def di ko doxal ngir dimbalante d'abord seen biir mais di def lu tout ba nga xamante ni mooy dëkk bi nga xamante ni moom lañ cosaanoo mooy Dànk Seen nga xamante ni mi ngi nekk région de Diourbel. nekk benn commune boo xamante ni depuis 2009 nekk commune nga xamante ni ressortissants yëpp dañ fi nekk vraiment di def ay activités de développement yoo xamante ni day jëmale dëkk ba kanam. loolu nag ñun ci loolu ci la ñuy dox di ko gis suñu waajur yi di ko def. ba tey jii nii ñun ñu créé benn cellule bu jeune ci biir association bi. xëy na mag ñi mënuñu toog di composer ak ñoom parce que xale yi dañ leen a war a regrouper ñoom tamit boole leen ci liggéey bi. moo tax ñu créé cellule jeune bi di def activité boobu ñuy wax Dànk Seen les 72 heures. di ko amal ren les 14 15 16 septembre 2018. bu njëkkoon 48 heures la woon. def nañ ko presque ay 7 ans 48 heures. mu dem ba nga xamante ni xajatuñu li activité xajatul ci 2 jours. ñu yokk ko mu nekk 72 heures. te ñu ngi ñaan yàlla mu doon ay semaine culturelle ay quinzaine culturelle pourquoi pas parce que mi ngi am ci àdduna bi. bien sûr loolu positif na trop tout à l'heure ma waxtaan si ak ki nga xam ne moom moo nekkoon secrétaire général bi là actuellement nii maa ngi toog ak ki nga xam ne moom moo nekk le coordonnateur le président de l'association président implication des élus locaux par rapport ak projet bi par rapport ak 72 heures yi lan la. macha allah comme ni ko waxee rek association bi nekkatul association bu ndaw. fi mu toll nii liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey au niveau de la commune de Dànk Seen dem nañ ba tey jii nii fu ñu munti toog élus locaux yëpp ñuy bëgg a accompagner. même les villages environnants. même fii nga xamante ni on est à Dakar vrai que suñu commune. nekkul Dakar mais commune bi nga xamante ni fi le siège social association bi nekk muy commune des Parcelles Assainies on est en étroite collaboration avec le maire Moussa Sy. tey jii nii macha allah sama papa boobu moom jàmbaar la gis naa ni day liggéey bu baax. jàmbaar la parce que boo seetee ressortissants yi bëri yi nekk Dakar dañoo basé wu Parcelles. moom dafa gëm ne association bi mel ne Arcodas liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy liggéey. di rassembler maanaam ay njabootam di def ay activités de développement ngir suqali seen dëkk moom Moussa Sy dafa gëm loolu. moo tax mu ñuy jàppale à chaque fois ci activités yi ñuy def su mel ni daaw bi ñuy dem di def don de matériel scolaire Moussa moo ñu may pratiquement kay yi ñu fa yóbbu yëpp. Moussa moo ñu may pratiquement livre yi ñu fa def don yëpp. donc loolu jàppale goo xamante ni vraiment élus locaux yi ñu koy jàppale duñu fàtte tamit sunu maire commune. un fils de la commune muy Dànk Seen Abdoulaye Sène sunu frère. moom it muy jàmbaar bu baax a baax boo xamante ni cause bii ñuy def nii. bien vrai que moom lañ koy defal. mais da siy jàppaat moom it bu baax a baax ci conseil. da siy jàpp ci logistique. mais daf ñuy jàppale aussi ci poche am vraiment ngir activité jëm sa réussir daal. macha allah waaye xëy na am na yeneen élus yoo xamante ni comprendre guñu li nga xam ne moom mooy idée projet bi lan nga leen di wax pour inviter leen waaye également aussi tamit ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan pour ñoom ñu gën a mën a njaaw jàpp ci projet bi. merci Germaine loolu xëy na sax dinaa ne am na lu positif lu ciy commencé am. parce que daaw bi ñuy wootee sunu gàmmu gi mooy mag ñi ñuy def. defoon naa fa benn plaidoyer boo xamante ni vraiment j'avais fait appel élus yi ñu invité woon yëpp. ba kenn ku si nekk après bi muy jël parole defoon ne bu sañoon am association bu mel ni Arcodas ci biir dëkkam ndax activité de développement bi ñu fay def di jàppale xale yi nga xamante ni mënuñu leen seen i waajur xëy na am seen i poos may leen ñu mun leen a xarafal ñun ñoo leen di xarafal jox leen yére yi ñu xarafee yóbbu médecin bi leen di xarafal ñun ñoo leen di faj ba ñu wér li nga xamante ni mooy don de matériel scolaire yi ñuy def ci école bi les 3 meilleurs élèves ñu leen di neexal chaque année nga xam ne ñoo leen di jox lépp loo xamante ni mooy seen jumtukaay jàng. loolu ñun ñoo koy def association moo koy def. macha allah mu nekk lu am solo ndongo daara yi fa nekk tamit. vraiment dañ leen di jëndal ay téere
jëndal leen yëre yu yees yoo xamante ni dañ koy sol ba ñoom du ñu ñee seen beneen moroomu ndongo daara poste de santé bi nga xamante ni moom la moo nekk ci commune bu nekk poste bu mag ñun vision biñ ci am mooy mu nekk centre de santé maanaam ñu yokk ko ba nga xamante ni vraiment matériel médical ñun ñoo ko fay yóbbu matériel médicament yi nga xamante ni moom la ñuy fajoo dañ koy soxla bien vrai que mun na fa am mais mun na rare mais saa yi bu ñuy dem ci 112 heures leen di jëndal garab yu doy yi nga xamante ni comme ci période du nawet lay nekk dañ koy soxla te mu fay manqué ñun dañ koy jënd fii Dakar au niveau de Dakar yóbbaale leen ko may leen ko gratuitement donc loolu ñoom bi ñu ko déggee ñoom ñëpp kenn ku si nekk vraiment bëggoon nga am association bu mel noonu mu ñëw sa dëkk vraiment di def activité yooyu. bien sûr maa ngi dellu siwaat ak yow président comme ça nga wax ma ci li nga xamante ne moom moo nekk ba xam événement bi dina am ay entrée dina am ay fay et autres comme ça ñu gën see mën a waxtaan waaye damaa jig saay rek gis benn supporter bu dugg ci terrain bi parce que maa ngi wax waxuma sa de football yow nga jékki rek ñëw jege ma nii sëñ bi lan la. non dama supporter footballeur la. ah oui. xanaa liñ mënee sa équipe. moo tax maa ngi leen di bëgg a rey may gardien gars yi. na nga def. sant yàlla bu baax tur bi naka la Alassane Sène coordinateur. ah d'accord yaa coordinateur ban événement bi wala. événement bi yëpp la ak magal dànq bi yëpp rek. fan la organisation bi toll. organisation boobu kii mooy président organisation bi. d'accord mais en tant que coordinateur la joxagum. waaw instant yi man. maa ngi yëngu si wàllu jokkoo bi. d'accord waaw parce que cellule affaire yi dafa am cellule yoo xam ne ñoo ko bokk ak ñoom. ok am na cellule Touba. seen président mi ngi tudd Mame Thierno Sène. d'accord cellule Diourbel. seen président mi ngi tudd Bàcc Sène. waaw bu Dànq. seen président mi ngi tudd El Hadj Sène. bu Thiès seen président mi ngi tudd Lamine Sène. même Kaolack am nañ fa cellule. moom itam seen président mi ngi tudd Lamine Sène mais dafa nekk ñaari Lamine ne bokkuñu. ah ñaari Lamine Sène. waaw Lamine Sène gauche ak Lamine Sène droite. droite voilà wala 1 2. deex na bu la neexee nga def noonu. d'accord baax na téye naa leen noonu. waaw d'accord par rapport ak li nga xamante ne moom moo nekk logistique yi ngeen di soxla matériel yi dégg naa tout à l'heure ni maire bi dina leen jàppale mais est-ce que li instant bi lépp mot na. waaw comme li président wax rek. parce que ba jumaa bi. ak jàkka bi. ak daara yi lépp ñun ñu fa nekk dañ koy bëgg di changer chaque année. jumaa ji rajo yi fa nekk yëpp ñun ñoo ko fay def ak ay bassin ak ay ventilateur. mais bëri ngeen doole ah. jàkka ji la même chose daara ji ñun ñoo leen di xëccal ndox di leen utal courant. di jox booy ay yére yuy sol ak ay téere ak ay alliwo yëpp ñu leen ko jëndal ñu ko yóbbaaleel. xam nga dañuy wax Sénégal émergent donc seen émergent laay wax. waaw ñun de ñu ngi góor ñu ngi si de. ñun moom ñu ngi si émergent bu baax a baax a baax a baax. waaw loolu moom wax dëgg yàlla ñu ngi si moom. en tout cas merci beaucoup. mbokk yi li des pour ñu daaneel li nga xamante ni moom moo nekkoon seetsi gi yàggatul donc dañuy clôturer ak prési événement bi dafa am ay fay wala ak kañ moo ci am fay. waaw Germaine merci vraiment ci rappel bi comme ni nga ko waxee léegi ñun dañoo bëgg Dank Sen émergent vraiment li nga wax ni ne li ñuy wax nii lépp dañ ko fay def vraiment ressortissants yi lay jógewaat parce que événement bu jubsee vraiment on fait appel à tous les membres de l'association sunu papa yi sunu yaay yi sunu moroom yi ñoom ñëpp dañ ciy def seen doole ngir li nga xamante ni ñu ko fay def mu mën a réussir vraiment on a besoin d'un budget de 5 millions yoo xamante ni moom ci événement bi rek lay dem ci 72 heures yi te cellules yëpp ay participer kenn ku si nekk sa kéemtalaay kattan ngir événement bi mën a am solo lépp lu ñu fay def nag amul fay. amul entrée lépp c'est gratuit lépp c'est gratuit vraiment parce que li ñu bëgg mooy sunu dëkk soqaliku parce que am nañ yeneen projet au delà 72 heures yi ñuy def nii. parce que tey jii nii association bi mi ngi fay def construire benn salle informatique. buñ ci paree ci salle informatique bi. parce que on est à l'ère du numérique. salle informatique bi bu paree. dañ fay def benn bibliothèque boo xamante ni parce que dañu bëgg condition de travail yi suñu xale yi nekkee fii au niveau de Dakar ñoom ñu nekk ci village bi ñoom it ñu nekk ci condition de travail yooyu noonu te mu nekk lu am solo te waruñu leen di fàtte parce que suñuy rakk suñuy mag ñoo fa nekk suñuy wayjur ñoo fa nekk vraiment ñun bu ñu amee yenn possibilité opportunité yi di ko fa yóbbu donc loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax vraiment di remercier waa dëkk ba surtout parce que am nañ esprit d'ouverture boo xamante ni tey jii nii ñoom ñëpp mooy imam yeeg médecin yeeg vraiment élus locaux yi fa nekk yëpp bu ñu ñëwee ñoom dañuy génn seen kër yi vraiment dalal gan yi vraiment ñoom ñëpp ñoo jàpp ci événement bi ba mu réussir membre cellules yi aussi yi nekk ci région yi vraiment ñoom it am nañ remerciement bu mag a mag boo xamante ni ñoom it dañuy taxawal seen i car di ñëw di participer ci événement bi même diaspora bi au niveau des États-Unis am nañ fa membre au niveau de l'Argentine am nañ fa membre Espagne France Italie yooyu yëpp am nañ fa membre au niveau de la sous-région fii aussi Gambie am nañ fa ay membre Mali am nañ fa ay membres donc mu nekk ñooñu tamit dañ ciy bàyyi xel chaque fois bu ñu taxawalee événement bi bien vrai que xaw na jàmp ak tabaski génn léegi mais incha allahu rabbi ñoom ñëpp dañ ciy jàpp di leen di remercier au passage ak suñu waajur surtout
dégg nga li fi mag ñi wax ñi léegi président Pape Mbaye Sène mi président Arcodas bi vraiment daf ñuy pousser à chaque fois vraiment ñuy aller de l'avant ak ñeneen ñi mu àndal ñëpp vraiment macha allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup également à vous amis téléspectateurs de Light TV ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di leen fàttali ni 72 heures yi fële lay xewee ci Dank Sène le 13 le 14 le 13 c'est le 14 15 et 16 ans et 16 septembre 2018 bi nga xamante ne moom la ñu nekk ni mbokk yi ñu leen di ñaan lépp lu ci waay mën rek na ko ci ñëw def te lépp lu mu ci def rek na ko xeeb comme ça mbir yi gën a mën a avancer davantage tout à l'heure wax naa ko nee naa leen le Sénégal émergent bi ñuy wax ñii ñu ngi def Dank Sène émergent donc gis nañu progrès yi nga xamante ne jot nañ koo def par rapport ak seen première édition ba 10e édition 10 ans ça se fête et ça va se fêter ici sur Light TV le travail adoration merci et au revoir bye bye.